mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi am mbégte àndaat ceeg professeur Penda Mbow historienne la bu ràññiku macha allah ci réew mi jiite mouvement citoyen waaye di conseillère ci présidence de la république professeur ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay bi. jërëjëf Alaaji Assane maa ngi àndaat ak mbégte di ñëw di jàkkaarloo yow ci sa émission bi nga xam ne émission bu neex la bu saf waa Sénégal di la gërëm ci loolu te di la sant. alhamdulilah watey njiitu réew mi noppi nañ ci professeur ban jàngat nga ciy def d'abord yow ci li woon 24 février ci Sénégal ak résultat yi mu joxee de façon définitive. wote bi daal Alaaji Assane du ma def lu dul gërëm peuple sénégalais citoyen sénégalais mooy koo xam ni kenn war ko xeeb citoyen bi moom xam na bu baax li ko yëkkati fa mu war a jëm ak li muy def kenn mënu ko def looloo xam ni bugg ko def kenn mënu ko wax looloo xam ne nii bugg koo wax gis naa interprétation yu bari ñu di ko def waaw élection yi dañ koo sàcc élection yi dañ ko manipuler élection yi xaalis bi ci génn bari na élection yi waaye sénégalais yi ci seen bopp ñoo décidé voté ci sens bi ñu voté ndax dafa am fu ñu ko teg ndax soo seetloo bi ñu nekkee Sénégal ba léegi dañu bu nit commencé di liggéey sénégalais yi dañuy décider bàyyi la nga liggéey ba la ngay liggéey sotti surtout nag bi nga xamante ni léegi si dem nañu ba ne ñaari mandat képp ku ko am doo ko ñetteel te ay la yëwan nag président Macky Sall dafa am bilan li mu won sénégalais yi looloo tax sénégalais yi voteel ko léegi nag li ma ciy regretté Assane mooy le fait que ñi mu ko seqaloon ci jongante bi ñu paree jongante bi ñoom ñu décidé ni ñu reconnaître résultat yi nga xam ni moom la sénégalais yi def ci urne yi mu génn muy ñu joxe ko résultat provisoire conseil constitutionnel ñoo confirmé ko loolu li ma ciy wax rek mooy lenn su ma jëlee kaawu États-Unis Hillary Clinton bi muy jongante ak Trump Hillary Clinton ba élection yi jeexee dafa rawee Trump 3 millions de voix xam nga 3 millions de voix bu ñu koy xayma mooy genn wàllu nit ñi inscrire ci fichier électoral du Sénégal 3 millions de voix yooyu la ko rawee waaye comme dañu am système boo xam ne ñu naan ko système des grands électeurs pour tempérer vote populaire bi ñooñu dañu décider ni Trump moo gagné Hillary Clinton ñu jël ndam li jox ko Trump waaye ku la rawee 3 millions ñu jël ndam li jox ko ka nga rawee 3 millions te kenn gisul Hillary Clinton manifester wala mu wax leneen dafa tënku parce que noonu la seen démocratie di doxe reconnaître Trump bàyyi Trump voté waaye xam nga kooku am na frustration bu mag mais daf ko nëbb parce que la ñu seq muy réew ma moo ëpp doole la ñu seq tënku ci muy constitution ba moo ëpp doole lu tax sénégalais yi ñi nga xam ne dañu seqoon jongante bi ak Macky Sall dama leen di interpeller muy Idrissa Seck muy Ousmane Sonko muy Issa Sall muy Madické Niang lan moo tax mënuñu wekk sénégalais yi wekk boo xam ne nii bu sénégalais yi jëlee décision dañuy topp ci décision bi sénégalais yi jël. problème bi mooy fa décision bi jógee ñoom dañu dafa fiable anami vote bi. waaw mais bu fiable lu tax ñu dem ci vote bi. c'est la question bu ñu leen war a poser ba ñu gëmee ni fiable depuis début ba. mais lan moo tax ñu dem ci vote bi. te man nag gëm naa ni sénégalais yi ñoo voté de parce que bu ñu demee ba am 66% yoo xam ne nii ñoo voté loolu musul am ci élection Sénégal waaw 66% yooyu ak loo mënti def ñooñu war nga fonk seen kàddu parce que ñooñu ñoo jël seen décision te nag sénégalais maa ngi lay xamal lenn nag kenn mënu ko manipuler tollu na foo xam ne nii def loo ko lu ma bëggul a def ñoom xam nañ ci dara moo tax nag pour Sénégal aussi avancer déficitu culture démocratique bi dañ koy xeex mooy nga pouvoir ngay opposition ku ci am déficit culture démocratique da ngay xool ni citoyen bi fa mu yegg da nga ko fa war a fekk tey opposition bi seen devoir la ñu reconnaître Macky Sall pour Sénégal ñu mën a avancer. mais xanaa di nga rafetlu seen attitude responsable jëm ci bañ a génne nit ñi xeex wala dara gërëm ci aussi ku mel ni Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg ca wér ndax moom it woo na leen ci loolu moom di nga ko rafetlu. loolu lu ma rafetlu la waaye itam jël sénégalais yi. génne leen ci mbedd mi it dafa yombatu di leen xeexloo sëñ Muntaxa taxawaayam rafet na lool te man li ma ci gën a neex mooy wax naa ko ci tubaab keroog
mooy defal bi mu defal ñi ñàkk. parce que ñàkk dafa metti yaakaar bu tas dafa metti waaye woo leen ba ñu ñëw mu defal leen delloo si seen xel. won leen ni leen nag lii du dara parce que tey mën ngeen ñàkk ëllëg ngeen am. ndax Macky Sall juróomi at a ko fi dese su fekkente ni def na juróomi atam yooyu mu dem. beneen candidat la ñuy fal lu tax juróomi at yooyu duñ ko mën a xaar ba beneen yoon ñu taxawaat waaye bu fekkente ni dañu commencé ñoom seen bopp défier citoyens yi actuellement su ëllëgee bu ñu taxawaatee bëgg a laaj citoyens yi su boobaa du mën a neex. professeur Penda Mbow ci campagne bi gis nañ fi ñenn ñu xaw a jiital mbiri tarixa ñii ay wàllu xeet ak waaso yow historienne nga loolu lu yàgg am Sénégal la wala da nga naan kat attention yëf yaa ngi bëgg ëpp. non dafa commencé ëpp Assane. ndax Sénégal. su fekkonte ni nii situation bi nekkee tey noonu la nekkee woon. kon ku mel ni Senghor du fi fal mësa fal. ndax Senghor dafa nekkoon catholique. ba mu ñëwee li nit ñi seetoon ci Senghor mooy xam-xamam xarañam ak jubam moo taxoon ba nga xam ni kilifa diine yu mag yi fi nekkoon yépp mu jëm ci tarixa murit Serigne Falilou Mbacké jëm ci Tijaniya Serigne Ababacar Sy ñoom ñépp ñu taataan Senghor yëkkati ko jàppale ko mu jël réew mi parce que booba tarixa jiitaluñu ko pour mu jiite Sénégal waaye tey boo gisee ñu dem ba yëg si fii ñuy instrumentaliser tarixa di instrumentaliser d'accord naa Issa Sall par exemple comme boo demee Allemagne dafa am ñu ñuy tuddee les chrétiens démocrates aujourd'hui war nañu mën a am courant boo xam ne nii day nekk un courant référence am day nekk religieux mais du tere nag mu nekk loo xam dafa ubbeeku ci ensemble Sénégal waaye bu fekkee yow da nga wéeru ci benn tarixa ni tarixa boobu ci laa jóge mais ñeneen sénégalais yi bokkul ci tarixa yooyu nooy def ak ñoom Madické ba mu jógee di campagne li mu njëkk a def mooy dafa dem Touba discours am bu njëkk mooy yéen waa Touba yéen a may fal yéen laa àndal yéen a may fal yéen laa àndal ba tax na am na yoo xam ne sax man regretté naa ko ci parce que am na foo xam ne ni Madické dem na fa sëriñ sa fa ne recevoiruñu ko loolu nekk na loo xam ne nii man naqaru naa ko parce que candidat bu xasee ba ñëw bay laaj suffrage yu sénégalais moom sénégalais yépp war ko recevoir mais loolu dafay wane rek ni Alaaji Assane affaire tarixa ku ne am nga droit bokk ci tarixa bu la neex waaye tarixa jaamukaayu yàlla la du ngir mbir politique ça ne veut pas dire aussi que religieux yi amuñu seen point de vue ci bien sûr mais am dañuy am seen point de vue mais nag daal di identifié wu ba mu ëpp waaw boo identifié woo ba mu ëpp ak benn tarixa bu ëllëgee soo demee ñeneen tarixa yi toog croiser les bras unité nationale bi lay sappe fondement wu unité nationale léegi affaire li ñuy tuddee ethnie suñu xoolee ku mel ni Macky Sall mbokkam yi jàppale nañ ko bu baax a baax ci noor bi ba mu jëkkee jógit jàppale woon nañ ko bu baax a baax loolu dafay wane ni am na lu borom xam-xam yi daan faral di wax mooy dañ naan le modèle sénégalais modèle bi ñu am mooy modèle islamo wolof wolof yi ñooy jiitu waaye ñi nekk ci boppu islam ñooy jàppale ñooñu modèle boobu nag dafa jeex mi ngi jëkk a jeexe ci Macky Sall man gëm naa ni Macky ñi nekkoon ci moom ba muy jëkk a falu sëriñ tukulóor su mag si ñoo ko jàppale woon loolu moo lay wan ni nag boo ko xoolee sax di ko analyser ba mu jeex danga naan du tarixa sax mooy fal nit léegi ñu gis ne parce que boo identifié woo trop tarixa du loolu mooy tax ngay falu mais Sénégal li mu xam mooy trans tarixa trans ethnie trans identité boo ko defee ci ngay mën a falu parce que chance su Macky dama daan wax naan Macky Sall mooy Obama rek ñoo xaw a nuroo nekkin c'est-à-dire seen cosaan nekkul benn cosaan ndax moom dafa enraciné wu ci Siin ubbeeku ci Fuuta léegi bu ko defee ñaari bastion yooyu rek buñ ko jàppalee ñeneen ñi ci des na buñ ñëwee léegi nag mu des affaire kaawu kon kenn mënu ko sikkee Sonko moom it bu fekkee ne waa sud bi jàppale nañ ko ni waa nord jàppale Macky Sall beneen affaire nag la Sonko ndax lan Sonko région ba ñoo ko jàppale te dinaa ko expliquer waxoon naa ko keroog ci tubaab Sonko bu ñu jëlee région wu Casamance xam nga dafa nekk région boo xam ne nii dafa mës a am jafe-jafe ak difficulté région boo xam ni rébellion ba dafa yàgg waa Casamance sentiruñu seen bopp trop ni ay sénégalais lañu xam nga loolu dafa yàgg man tax dama gëmoon ne pont wu Sénégal bi bii parce que pour man ci li Macky réalisé yépp moo ma ci gën a ñor pont bii rek waroon na tax Casamance ñépp plébiscité Macky Sall mais déedéet Sonko xam nga bi Sénégal amee indépendance balaa moom ba léegi mosuloo gis doomu Casamance taxaw nii dafa bëgg a nekk président de la République boo ko gisee nee naa leen ci Assane Seck
1956 mu ànd ak kii nu mu tuddati Lamine Gueye nekk colistier ñu dem élection ñu dóor leen. Casamance dafa nekk région boo xam dafa meurtri ñoom nag dañu yaakaar ni bu ñu jëlee Sonko identifié wu ak moom danañu am doole joo xam ne nii dana leen gën a mën a intégrer ci nation bi te bu Sonko gagné pour la première fois ñu am seen doom boo xam ne moo nekk président de la République. Si c'est le cas, c'est une volonté légitime. waxuma légitime mais c'est une étape peut-être nécessaire pour meilleure intégration wu Casamance ci nation wu Sénégal ñaari yëf dafa am. pont wu Sénégal bi ak Sonko. yaakaar naa ne nag tey Casamance lañ daan xeex ak a jooy yëpp xanaa tey war na jeex. moo tax nag ci jamono yooyu sax jamono Abdou Diouf man dama ko daan wax naa ko ci tubaab moo nekk dama daan wax ne pour ñu génn ci loolu ci rébellion bi. dañu waroon a jël ku mel ni Robert Sagna def ko premier ministre bu ñu ko defee ñoom frustration bi ñuy am. xaj na dana jeex. ma teguwaat ci ni xaj na bu ñu jëloon aussi Ablaye Wade ku mel ni Pierre Sané def ko affaire étrangère. dana jeex léegi nag yaakaar naa ne pour ñoom Sonko la ñu utiliser. pour faj seen naqar googu ñu xam ne dafa yàgg léegi nag mais muy Sonko. muy affaire Casamance. muy affaire ethnie Fouta. muy affaire leneen ak leneen léegi nag Sénégal war nañ ko dépasser parce que suñu démocratie moo ko laaj. léegi nag. il reviendra président Macky Sall. mu jéem a seet nag naka lay justement ci décryptage yu message boobu ndax yow li ngay wax dafay tekki ni parce que nag xayaan ku dégg séeréer. est-ce que dafay tekki ni Macky Sall war na mën a corriger foofu. absolument war na corriger xool message yooyu. parce que li am solo moom ci liggéey bi muy liggéey ba su tey bii. mooy ni muy renforcer à la fois république. ak ni muy renforcer nation Sénégal xam nga Senghor dafa amoon démarche am bi muy doog a ñëw. da daan jël ku nekk dans le nord mu affecté ko en Casamance jël ku nekk Casamance comme Daniel Kabou mu affecté ko dans le Fouta. loolu bokkoon na ci liy def brassage très rapidement. ci école yi boo ñëwee école boo ñëw lycée boo ñëw dafa amoon internat. internat boobu dafa daan faciliter brassage yi malheureusement internat yi amatul. mais il faut ñu seet. naka lañ koy defee te léegi maa ngi lay xamal li la gis nga plus ñuy gën a dem. suñu moytuwul. ñi ñuy gouverner di ñuy diriger. ñëpp ci région yi nga xam ne ñoo nañ ñuy tuddee région périphérique fa la ñuy jógee parce que xam nga lu tax. dafa am phénomène boo xam ne observé wuñ ko. xale yi nga xam ne dañoo dëkk ci booru Kajoor geeg Bawol ak yooyu nangootuñu jàng duggatuñu armée. xam nga lépp li nga xam ne day symboliser république ñoom defatuñ ko. léegi nag ñi nga xam ne ñoo gëm république mooy ñi nekk diggante Casamance. dem ba Sénégal oriental dem noonu ñooñu ñoo gëm république te ñooñu gëm république nag bu yàggee ñooñu ñooy diriger ci république. maintenant la difficulté mooy xaw ma am na amul moom Macky Sall sax dañ koy tuumaal ne que ay mbokkam lay gën a favoriser ci wàllu pal yi. am na ñuy def ay rapprochement yoo xam ni c'est vrai que sénégalais yi am nañu kersa amit retenu boo xam duñu ko waxtaane mais dañ naan ni voilà. mbokk yi bari ci yenn poste bari na lu ñu recensé. ay teg l'essentiel lu bëree bëri ci gouvernement. ci direction yi mais pourquoi ne pas en parler et puis jéem a. ci direction yi yaakaar naa ni ci sama yaakaaru bopp am na ci conscience bu mag a mag a mag a mag. gis nga président Senghor ci liñ ma nettali. bi nga xamante ni dafa jóg pour jël poste premier ministre créé ko. ñu ne Jean Collin dafa ñëw ni ko pour mu def ko premier ministre. mu ne ko yow de Jean Collin amuloo xel ndax man may chrétien. jullitu Sénégal yi jiital ma war a créer premier ministre fab yow ngay chrétien ma fab la jiital la bu boobaa de dinañu wax dara ca la fa jëlee Abdou Diouf def ko premier ministre. Macky Sall aussi même lecture yooyu yaakaar naa ni moom lay nar a def ay mbokkam buñ ko bëggee jàppale bëgg mu réussir dañ koy jàppale ci loolu parce que tey équilibre yi il faut mu doon loo xam ne nii moom ci boppam daf koy defaraat. ça ne veut pas dire que reconnaîtrewul mbokkam yi diñ ko jàppale ak sacrifice yi ñu def pour moom gënati nag def sacrifice. mooy bàyyi ko nag Sénégal gi yëpp gis seen bopp ci li muy liggéey. donte ñu ci bari sax mënuñu wax ni bànn leen ginnaaw ndax comme que juróom-ñaari at yu njëkk yi ànd na ci ak ñoom nag nan ko may mu am atterrissage bu neex si li may wax rek sinon atterrissage forcé la jëm de. daan naa wax waa Fatick waaye yéen waa Fatick da ngeen defee ni yéen a moom Macky Sall rek yéen a moom Marème Faye mais bañ ko falee bu doon yéen rek Fatick du ñu falu waaye da ngeen ci am cër ñeneen am ci cër kon nag da ngeen xam ni ñoom Sénégal gi yépp lañ fi nekkal kon nag tey aussi dëgg la ku sa mbokk falu nga kontaan mais nag balaa ngay gën a kontaan nag dangay gis sa mbokk moomu ña ko falul woon sax adhéré ci li muy liggéey bokk ci li muy liggéey mu am ci ndam lu rëy loo xam ne nii yéen da ngeen koy tiitaroo yaakaar naa ni nag Fuuta bu ñu koy jàppale ci loolu lañ koy jàppale Fatick bu ñu koy jàppale ci loolu lañ koy jàppale moo de ne Sénégal gi yépp reconnaître seen bopp ci li muy liggéey ak ña muy tabb
très bien identité moom du ñàkk ku nekk fa nga bokk naam mais am ràññeetle rek nga am discernement bi. absolument ndax bëgg naa sax man ko bëgg mbokkam bëgg fa mu cosaanoo mais nag nga am. xam nga république xam nga bu yàgg ba dañ daan wax ne tey bu ñuy nommé kenn. sama borom kër daf may expliquer mu ne ma am na benn remaniement ministériel boo xam ne. ma ne mu ne ma remaniement ba ci jamono Senghor la woon yàgg na. balaa muy terminer parce que dañ doon wut Casamance doomu Casamance profil ci doomu Casamance te amaguñ ko woon ñu toog xaar remaniement bi ba trouver profil boobu parce que mënoon na jël ku nekk feneen def ko mais déedéet xam nga équilibre moo tax mu def loolu leneen même kii dañ daan am na poste yoo xam ne nii daawuñu am kuñ fa def dañuy définir profil bi ni profil bi kii war a occuper éducation wala ki war a occuper santé nii la war a mel su ko defee ñu koy seet di ko seet waaw bu ñu fekkee da ngay naan profil éducation nii lay mel waaye nag lébu yi amuñu kenn waa lébu yi nag bu ñu amul kenn lébu yi nag jigéen nag lañu ko war a jox loolu yépp ngay combiner boole ko pour tànn ka ngay tànn du sax kooku mën na am sax dalay proche wala dalay jege waaye day fekk ne la muy wut ak lay dooleel Sénégal ak dëggal Sénégal kooko koy yore waaw pal goo gis sax dafa war a lalu ci loolu quand même parce que lu toll nii yenn fonction yi boo koy jox nit nag war na doon ko mën ca xam ko absolument loolu yëpp nag day c'est-à-dire loolu yëpp da ciy bokk compétence ci lay bokk enracinement ci lay bokk équilibre ci lay bokk jeu yi doo ko wax mais boo ko defee ba mu sotti ñëpp dinañ xam ne lii moo tax nga def très bien professeur Penda Mbow Liberté yi war na xooli lu koy gën a sàmm de waaw parce que aussi liñ fi dund ci campagne bi ay nit ñu fekk ba seeni dalu parti di sànni grenade ak yooyu quand même ci démocratie bu toll ni bu Sénégal entre guillemets parce que on a dit souvent dañ naan ñaari alternance di ko ndamoo mais yooyu war nañ ko moytu quand même waaw Assane du loolu rek man xam nga xaw ma sax lu tax kenn du ko wax waaye même affiche yi ñuy jàpp ñëw fekk affiche yi rek ñu yàq ko rek man sax dafay metti parce que dama naan lu tax affiche yi ñu di ko yàq daal di fekk nit bëccee ca photo ba nga kii ko loolu lan la nañu bàyyi affiche yépp c'est-à-dire démocratie moom ñëpp a war a exprimer wu ñëpp a war a wane seen bopp dafa am loo xam ne Sénégal daf ko war a dépasser man gëm naa ni tey ñi war a nekk suñu naatangoo dañ naan démocratie ba ca France démocratie ba ca États-Unis démocratie ba ca Allemagne man foofu laa teg sama bopp ñoo ci tàggatul seeni militants parce que bu dee da ngay wax ci soxna Penda Mbow waxoo ci ay qualité am nga wax ci nit ki personnaliser le débat xas ko bokk ko gis du ko bëgg a gisati da koy badigeonner photom loolu nag la ñu war a bàyyi te xool ci programme yi xool jikko yu rafet yi xool nit ki lan la war a mën a indi Sénégal man de c'est pas parce que sama adversaire nga que dama naan yow parce que nag wax dëgg yàlla xam nga bi ñu toujours rek damay yegsi ci jamono Senghor xam nga Senghor bi mu fi nekkee intellectuel yu mag yépp dañ ko defoon naatangoo di ko tëgg Cheikh Anta fii Pathé Diagne fee Sembène Ousmane fee mais mu nekk loo xam ne dafa nekkoon lu rëy ci Sénégal parce que dañ ko nawloo woon te nawloo boobu ñu nawloo Senghor dafay rejaillir ñoom ci seen doole ak seen taxawaay noonu nag laa bëggee tamit démocratie bi di ko dox par exemple tey jii xam nga li ma bëgg a wax tey jii waa kër Macky Sall suñu bëggee gën a dooleel Macky Sall dañuy nawloo Idrissa Seck nawloo Ousmane Sonko bañ leen a teg quantité négligeable wala ay nit yoo xam duñ dara ci la ñuy gën a defee seen valoriser seen njiit waa kër Idrissa Seck pareil parce que tey jii man su fekkante ni man dañ may tëkkalee koo xam ne nii tekkiwul dara man de bëgguma loolu man de damaa bëgg ñu may tëkkalee koo xam ne nii tey dama naan sax waaw li tax ñu may tëkkalee kii day xam waaw loolu c'est important c'est-à-dire leadership bi ci boppam que ça soit dans le pouvoir ou en dehors du pouvoir dañu war a dooleel suñu leadership nga ci gis sa bopp man de pour ma falal la dafa fekk ne dafay am lu ma gis ci yow loo xam ne nii gisuma ko ci keneen sinon duma la faral maa la ko wax professeur président Macky Sall ginnaaw résultat définitif yi def na benn wooteeti la ñenn ñi wax ci wàllu jàmm ak penco d'abord yow ban gis-gis nga ci am lan mooy wërsëgu ndamuk woote bu ni mel. contexte yi changé na Assane. xaj na woote yu njëkk ya politique moo ko laloon. waaye bii woote ci sama yaakaaru bopp lu raw politique moo ko lal. parce que président Macky Sall dafa bëgg am ndam. gis nga mandat bu njëkk bee. xaj na mandat la woo xam ne nii da doon def pour ba am deuxième mandat. waaye mandat bii liñ koy waxee mooy mandat boo xam turam dafa war a des dans l'histoire. moo tax benn erreur bëggu ko def. te benn erreur waru ko def ci sama gis-gis. léegi su wootee xam nga tey ba woo président Ablaye Wade. woo président Abdou Diouf. loolu mooy reconnaître na ñoom ñépp seen apport ci biir Sénégal ak li ñu def Sénégal. mu wan leen ni yéenay samay
samay référence yéenay kilifa yoo xam ne ci yéen laa war a wéeru ba ubbi askan wi. mu woowaat opposition bi parce que opposition bi nag. wax dëgg yàlla ak nu mu mënti demee dañu leen war a cëral ci biir Sénégal. moo tax man toujours dama naan statut de l'opposition sax nag dañ ko war a. génne. waaye ñoom it nañu na accepté. ñëw bu ñu ñëwee waxtaan ak président Macky Sall parce que yii ñu koy reproché yépp ci élection yeeg yooyu parce que dañ daawul toog di waxtaan. bu ñu ñëwee ñu ne ko ñun nii la ñu gisee lii la ñu d'accord lii la ñu àndul ci yow kan mooy nekk seede bi. peuple sénégalais. kan mooy nekk seede bi citoyen sénégalais. su ëllëgee citoyen yi ñooy interpeller président Macky Sall te yaakaar naa ni ak deuxième mandat bi politique dana ko sori pour taxaw rien que pour Sénégal gis nga la patrie avant le parti. mi ngi koy door a war a mën a nag appliquer dëgg. parce que pour bëggoon a falu dafa soxla woon parti. malgré local yi nuyoo déjà xam nga le politicien moom prochaine élection rek la xalaat. waaw mais moom il n'est pas impliqué directement dans les locales. du moom mooy war a dem ci local yi. du moom mooy war a dem législative bien que dafa soxla am majorité. mais yaakaar naa ni bu liggéeyee. ni mu war a liggéeyee du soxla muy wax sénégalais yi di leen joxoñ baaraam léegi nag nañu ñëw ñu waxtaan li leen naqari ci code électoral ñu wax ko li leen naqari ci ni ñuy doxalee ñu wax ko président Macky Sall lu mu ci mën a liggéey mu liggéey ko ci léegi liggéey bi mu ngi war a tàmbalee foofu ci wàllu médiation bi ci fexe rétablir la confiance ndax nit aussi pour mu woo la xam nga tey jii moom jinax moom waxuma kenn kay jinax wala muus de waaye jinax bu ko muus wooloo li koy wóor mooy na am ku ko gunge waaw na leen nañ dañ ko demandé ay gage rétablissement de la confiance entre les partis dafa am solo nañ ko demandé ay gage mais na am kilifa yoo xam ñi ngi ci réew mi kenn du leen dégg kenn du leen gis war nañu mën a dox médiation mais diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade am lu ko gënoon lu metti ndax Abdou Diouf lu doon jël Ablaye Wade dugal ko ci kaso bi te du tere bu ñu jógee ku mel ni Famara Ibrahima Sagna ak keneen ak keneen ñu jóg dox ci diggante bi ndax Sénégal moo ëpp doole loolu yépp Macky nag ñii mu ko seqal nii xaj na ñi ngi fi waaye tey li lay won ni la am na bonne volonté mooy ñi nga xam ne sax dañ doon manifester ñu téye leen ñëpp bàyyi nañ leen te maa ngi regretter nag affaire colonel Kébé boobu parce que man armée dama ko fonk dama fonk militaire dama fonk homme de tenue man personnellement parce que ñooy symbole république gis nga ba Ablaye Wade di jógee ni day voté loo militaire yi ci ñi ko gënoon a contre ci loolu ci laa bokk parce que dama ni bu mu dugal politique ci biir armée bi waa nit nag boo ko nee da ngay voté te ni ko kenn du la fal loolu day indi problème moo tax armée bi dañ leen waroon mettre en dehors de toute la politique li am ci capitaine Dièye am ci colonel Kébé man daf ma metti ba tey capitaine Dièye xale boobu amul woon ku avenir ci biir armée ku dem ba def Saint-Cyr tu vois mais bu ñu dugalee affaire voté ci biir armée bi la ñu indi affaire politique ci biir armée bi Ablaye Wade moom loolu waru ko woon proposé loi bu ko dindiwaat wala absolument man de su ma ko mënoon a dindi naa ko dindi parce que gënul sunu armée était une armée républicaine dañ daan wax armée Sénégal mooy dernier rempart de la république bu ñëpp demee ma nga xam ne amatul dara lu fi sës armée bi mooy rétablir la république gis nañ ko 68 gis nañ ko 62 kon nag armée bi dañ leen war a génne ci loolu nañu def rek nañu wax def sondage arrêté vote bi armée bi di voté wàllu médiation dox jàmm ak neex ba tey jii diggante bi Macky Sall Abdoulaye Wade booba ak léegi ak ni mu tëddee est-ce que fooguloon di jot na nag ñu may leen ñu gisewaat sax absolument man d'accord naa te Macky itam man dama ko koy ñaan su ma toogoon ak moom dama ko koy wax ci média yi Sénégal gi yëpp dégg ko parce que sama bëgg-bëgg la man dafa mës a nekk sama bëgg-bëgg ñépp xam nañu pend ku contrôle Karim Wade la parce que pour man pouvoir ba ko papaam joxoon moo ko sànk waaye nag dinañu dem foo xam ne nii réew mi mooy ëpp doole lépp lu mu mën a doon tey pour man réewu Sénégal moo ëpp doole Karim Wade ak li mu def yëpp réewu Sénégal moo ëpp doole Khalifa Sall ak lépp luñ ko mën a reprocher man de d'accorduma ci le fait que ñu naan waruñu grâce yeeg ay loi amnistie président Macky Sall li mu war a jëkk a jël comme décision bu defee prestation de serment ba pare mooy seet lu muy régler ñaari cas yooyu delloo si Ablaye Wade ci réew mi parce que Ablaye Wade itam war nañ ko sargal ci réew mi delloo si ko ci réew mi delloo si ko ci xelam waaw du tax nag sax ëllëg ñu fal Karim Wade waaye rek dafa fekk ni réewu Sénégal
moo toll foofu. te ñun dañoo moomatul suñu bopp ñun Sénégal. dañu nekk réew moo xam ne dañu nekk référence ci Afrique soo gisee bailleur de fonds yépp avant Macky Sall élection yi di ñëw. bailleurs yi dañu dem Paris ni ko gis nañu li mu liggéey proposé ko 7000 milliards ni bu faluwaatee dinañ ko jàppalee mu liggéeyi ko réew mi lu tax ñu def loolu signal bu ñu doon jox peuple sénégalais la ni bàyyi leen ki bu continuer li muy liggéey waaye li tax ñu gën ko def li ñuy tuddee success story Sénégal dafa nekk success story te warul nekk réew moo xam ne ni dañ koy seetaan muy suux dafa war parce que moom la ñuy joxe comme exemple ci Afrique surtout Afrique de l'Ouest kon nag man gëm naa ni tey jii Sénégal dafa am comportement boo xam ne daf ko war a comporter wu devant tout le monde entier et particulièrement devant l'Afrique président Macky Sall bu mu déglu kenn bu mu xool kenn na déglu avenir u Sénégal ak yëkkati bi muy yëkkati Sénégal kaawu Karim Wade bien que nag dama koy wax ñëpp dégg ko d'accord ma ci li mu def ànduma ci tey ànduma ci ëllëg kaawu Khalifa Sall ñaari kaa yooyu na ko réglé ngir jàmm Sénégal mën a jëm gën a jëm kanam gën a nekk référence ci say kàddu yaa ngi ne Sénégal la sut lépp mais booy jël ay dogal ngir Sénégal da nga war a sut lépp est-ce que jar na di déglu ñuy wax wala ñuy ruuma daat ci sut wala ñuy wax seen intérêt bopp kese parfois nag un président a besoin d'une certaine nag liberté quand même parce que maa ngi koy junj ci waxtaan wi dinaa ci ñëwaat mooy ni mu nar a terminer ce mandat si Abdoulaye Wade am nañu jàpp ne ni mu ci génne mënoon naa gën a rafet par la grande porte Macky Sall aussi ci boobu défi la ne nii génn ci buntu mag bi rek wala jaar ci frontière. absolument xam nga Abdoulaye Wade problème bi mu am mooy dafa musul mën a xalaat ni rek Macky Sall war na ko mën a daaneel. il a eu du mal à digérer ça parce que koo xam ne nii dafa naan maa ngi fàttaliku benn jour ndeysaan maa ngi lii ci Jeune Afrique Abdoulaye Wade naan yàlla moo fabriqué nit waaye Idrissa Seck man maa ko fabriqué. xam nga image u grandeur boobu moom am Abdoulaye Wade. moo nekk en contradiction ak le fait que Macky Sall xale bu ndaw bii nga xam ne moom moo ko créé moo ko defal ba mu yegg si fii. mu ñëw daaneel ko waaye nag kooku nag mbiru sunu borom la. kulli allahumma malikal mulk moom pouvoir ku ko neex la koy jox fu ko neex la koy dugal. Abdoulaye Wade a eu du mal bon booleeg yëfu Karim bi ñaar yooyu te mu nekk nit koo xam ne ni itam dafa def boppam mu nekk au centre de beaucoup de choses na ko xam ni mag la ku dem ba am juróom-ñeent fukki at ak nangam. dañu war a tenir compte ci loolu et Macky sax tenir na ci compte parce que tey jii su fekkoonte ni fa yoon waroon a jaar ak si njéeli jaar na fa ak moom. kon peut-être du neex waaye itam seet nañ ci taxawaayu Ablaye Wade ak ni mu toll. léegi nag li ma gis mooy en tout cas ci ñaari cas yi ba mu déglu kenn na jël li ko conscience am may ak li nga xam ni mooy tax Sénégal yëkkatiku ci kaw. man loolu mooy li nga xam ne man moom laa koy digal. te moom laay xaar ci moom xaaruma leneen ci moom lu dul ñaari cas yi mu réglé ko ngir Sénégal gën a jëm kanam. léegi nag am na ay kilifa yu fi nekk ñu ngi toog ci seeni biir kër xam nañu seen bopp nañu jóg dox tànku jàmm. fexe nag ba opposition bi itam bopp wàcce seen bopp gis naa sax nag boo leen dégloo. ku mel ni waa PUR. wala ñoom Madické ñoom boo leen dégloo da ngay xam ni ñii. ils sont prêts. léegi ñi ci des Sonko. ak Sonko na xam ni moom xale la su bëggee am avenir politique ci réew mi. dafa commencé nag di jot beneen taxawaay dëgg la nekk extrémiste extrême gauche am yenn position radicale yi may na ko ndam ci xale yu ndaw yi. waaye nag bu bëggee nekk un vrai leader politique de demain itam dina am nu muy doxale neneen Idrissa Seck nag na xam dafa am responsabilité mooy tey gannaaw Macky moo ci topp. ak nu mu mënti demee. tey bu ñu doon tabb chef de l'opposition ci li résultat yi génne moom moo ko war a nekk. te chef de l'opposition da ngay am taxawaay dafay am question yoo xam ne dañ la ciy da nga ciy joxe sa xalaat. loolu moo tax daal ma gëm ne bu ñu topp rek ñi leen di xam wala lii nañu seet seen responsabilité face à l'histoire du Sénégal. très bien ñoom xëy na du ñàkk dañuy xaar ñu daal di formaliser invité gi ndax xam nga kilifa tam du toog dégg ci rajo gi télé rek di fëxër yi. waaw xam naa ni tey am na ñoo xam war nañu commencer jóg. di mettre en place. xam nga li ma la wax. ak di xàll yoon wi ak di créer comme ça xàll yoon wi rek. di xàll yoon wi ak di créer conditions yoo xam ni waxtaan wi ëllëg dana ca dem. léegi li ñuy xaar mooy président Macky Sall prêter serment. 4 avril loolu man xaar naa ko ci lu bari ci 4 avril boobu. léegi nag bu ko defee am na fi kilifa yu fi nekk wax dëgg yàlla bu ñu leen identifier nag dañu war a jóg. seet parce que tamit république bi ak nation bi moo ëpp doole lu mu mën a am ci at. très bien ca kilifa yi tam ñu jox leen seen cëru kilifa ndax Sénégal tam nit ñi nu ne la ñuy waxee kilifa yi léegi léeg-léeg ma dégg ci rajo bi ku ne imam yi wala nga ne xalif général bi loolu tamit war nañu xam ne nag du ak yar.
waaw c'est que sénégalais ci boppam Alaaji Assane dafa amatul yar bu bari. dañu xaw a mel ni ay bàyyi ma. lu leen neex la ñuy wax xam nga toog jël sa ni ñu koy waxeeti sa YouTube. saaga nit ndey. te ka ngay saaga yow xamuloo mooy kan. xamuloo nit kooku nitu lan la. nga di ko saaga ndey foo ko teg. gis nga lu bari mi ngi dal nit. fekk tooñ moo ko teg tooñ baaxul. nit ñi dañu amatul yar amatuñu ràññee. te defe naa ni surtout bu ñu nekkee à l'extérieur. dafa mel ni vie bu difficile bi nekk à l'extérieur dafay soppi ba soppi sax valeurs yi nga xam ne moom la ñu defoon ci ñoom. léegi nag mënuloo nit dafay am teggin même ku nekkul kilifa sax booy wax ak moom da nga war a am teggin rawatina nag koo xam ni kilifa la parce que nit li koy def kilifa. mooy boo demee ba am mbooloo mu bari ak nit ñu bari yaakaar la nga nekk seen référence lu ñuy def yow dañ koy wax ak yow ñooñu dañ leen war a jox ci respecté leen. am na fi tamit ñoo xam ne nii dañu liggéeyal république bi. sonn ci république bi xam état amuloo dara loo leen mën a reprocher ñu ngi ci réew mi bari fi ba bëgg a dee toog jàpp seen jàmbur. ñooñu itam war nañu mën a jóg. liggéeyalaat réew mi man dama gis ne sax par exemple am na institution yoo xam ni genre nit yooyu lañ fa waroon di def. ñoo xam ni dañu am expérience dañu xam état xam réew mi sacrifier pour réew mi. ñooñu nañu jóg bu ñu jógee. ñu généralement njiit yi clientèle politique bi lañ leen xam fu ñu ko dugal xam nga bu la mbaboor toppee ku ne di xaar wàllam doo xam fa leen dugal. waaw Sénégal nag dañu toll créer ay institutions yu dul jeex. dañu war a toll nag foo xam ne nii état rek warul nekk source de revenu. créer ay richesse gis nga nag tey Sénégal loolu defe naa bu ñu toogee war nañ ci xalaat. bëri na fi ay xale yoo xam ne nii am nañu ay initiative liggéey yu am solo ñi ngi koy def dañu disperser. defe naa ne ñooñu tey. bu ñu leen identifié woon ba boole leen développement Sénégal ci foofu la war a commencer. waaye nag mënuloo nekk rek yow sa rôle mooy yaakaaroo leneen lu dul li ngay am ci état la lay état di jox. mais nañu organiser nit ñi ñu liggéey li ñu leen war a jox ñu def ko reyee ko ay structures yoo xam day liggéey dañ ciy liggéey. waaye mënuñu jël nit def ko ci institution yaakaarul même léegi da ngay gis nit buy politique yaakaarul lu muy politique lu tul muy jëlee ci état. waaw bu ko defee te politique bi fii xaalis bu dul jeex lay laaj. da nga boo amul xaalis doo politique. léegi nag ñun dañu war a xam ni pays sous-développé lañu. defe naa aussi ci réforme yi ak li ñu war a réfléchir. mooy financement parti yi. ak xaalis bi ñuy dugal ci campagne yi politique yi. ñu seet naka lañ koy rationaliser. mais les acteurs toujours ñu waxtaanee ko mais ñoom ñëpp nag. du pouvoir comme de l'opposition daa mel ni bëgg ñoom ñoo bëggul daal. waaw parce que ku ci ñëwul ci pouvoir danga naan ëllëg dama fay ñëw te bu ma ñëwee lii fi nekk bëgguma mu soppeeku. waaw loolu nag yam nit ñi la parce que ni ngay waxal ay boromi xel lañu. waaw danga naan bëgguma mu soppeeku parce que danga naan force pouvoir mooy. alal ji ngay yore ak décision yi ngay mën a jël. di nommer ma Samba di nommer ma Demba. loolu mooy force pouvoir bu ñu ko dindee ci yow dootoo amati pouvoir loolu moo tax. kenn ci ñoom du ko remettre en question. xale yi juñu ko sànq ci wàllu seen ëllëg parce que seetlu nañ ci campagne bii ne bu dee liggéey am na Sénégal it liggéey manqué na Sénégal tamit xale yi nga xam ni parce que bëccëg mënoo tous les 20 jours ou 21 jours de la campagne gone yi ni ñu macha allah donc question fondamentale a ngi nii nees mun a def ba saafara xëyum ndaw ñi. kooku nag problème la mais de dégg naa président Macky Sall nee na bu di deuxième mandat bi dina créer 1 million de waaw mais nag loolu tamit dafa laaj ñu liggéey Assane. ñu rationaliser aussi. li ñu yore. rationaliser bëgg-bëgg yi. rationaliser itam xam nga fii bu fi solidarité amul woon kon réew mi kenn waxatu. tas na waaye le fait que yow li ngay amakus néew. da nga koy bokk ak ñi la wër mooy benn loxo. waaw loolu moo tax ba léegi réew mi di tenir. dëgg la léegi nag ci li ma gis man mooy ñi ngi jëm ci période boo xam ne nii nee nañu am nañu ay richesse am nañu gaz am nañu pétrole am nañu or am nañu leneen ak leneen te mbéy mi itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy suuxat. mën na ko gën a suqali. tere unité de transformation yi waaw léegi nag. loolu yëpp tali yi itam mi ngi am ba nga xam ni tey boo béyee sa béy ci àll ba war na mën a yëgsi foo ko jaay waaye nañu dellu nag ci li nga xam ne moom la ñu moom suuf ñoo ko moom kenn mayuñu ko mën nañ liggéey ci suuf si léegi tabax yu bari yi itam gis naa ni par exemple dañ ma naan jam ñaajo bi généré na ay emploi mais ba tey doyul waaye itam fondamentalement problème mu Sénégal mooy tant que ressources yi ñuy am ni muy lawee moo gën a yées gën a tuuti ni nit ñiy juddoo
ak effort boo mënti def aussi effort boobu du jëm kanam. léeg-léeg nag aussi ressources yi dafay desee boor xam nga aussi nañ waxante dëgg rek ci njiit yi quand même ñoom li budget de fonctionnement yi ak li ñuy dundee mais moo ëpp foofu li askan wi soxla sax ngir ab benn taaj añ rek. waaw loolu nag dafa laaj sacrifice bu mag a mag a mag a mag xam nga tey boo demee ba nekk njiit am na sacrifice yoo xam ne nii soo bëggee réew mi man sax gëm naa ni bu ma présidence gee ma ne. man gisuma fa yàq. sama dëgg laay wax gis nga président Macky Sall. xaalisu réew mi nag nañ waxante dëgg ci li ma mën a xayma ak gis ko. lu ci bëri dellu na ci infrastructure yeeg yi muy def. waaye ba tey rek. am na ci ay yoo xam ne nii war nañ ko mën a gën a rationaliser. wàññi ko ba nga xam ni par exemple les apparences de l'État ak yooyu war nañ ci mën a def parce que tant que nit ñaa ngi yaakaar ni État c'est la bombance parce que ni ñu koy gisee ci bombance bi mooy oto yeeg. yeneen c'est vrai que état sax dafa war a am lu muy mbubboo ak lu muy taxaw. mais rationalisation moo talaal aussi avantage yi parce que léeg-léeg nga gis benn fonctionnaire politique ñu ne nañ ko jox ñaari oto nangami milliers de litres d'essence mais ko nga xam ni kii du ko jëfandikoo. waaye nag kaay ma wax la leen de. gis nga essence boobu ñuy jox fonctionnaire boobu. nga ni du ko jëfandikoo. dina ko bokk ak ñu bari de. waaw mais non waxuñ ko mu bokk nañ ko def feneen laay wax. waaw ba tey man moom Alaaji Assane. man lépp loo xam ne nii dafa jëm ci ñu économiser dugal ko ci nit ñi. man ànd naa ci. waaw ëllëg le 8 mars professeur Penda Mbow bëccëg gi ñu leen jagleel jigéen ñi xam naa ne moom kenn du fi dégg suba te lu ma fi wax it organisation féminine yi attaqué ma waaye dama ko njort rek bu dul dëggit nga weddi ma rek. li ngeen di kaas ci droit de la femme mbaa rek yéen a ngi koy wéer ci sunu diine ak sunuy cosaan ñun bañ a topp occidentaux yeeg ñeneen. waaw mais ñun sunu cosaan ak sunu diine dafa mës a jox droit jigéen. ndax boo demee ci cosaan nag man nee naa ci Afrique tey jigéen mooy ki nga xam ni. moo njëkk a wàq jël graine def ko ci suuf mbéy moo ko jigéen a ko saxal. jigéen mooy ki nga xam ni moo njëkk ni màngaan bi ñuy dox ni màngaan ak a dem ak a dikk nañ ko arrêté te toog ci benn place. jigéen moo samp kër jigéen moo samp foyer ci histoire Afrique moo tax ñu naan matriarcat. soo xoolee aussi histoire Afrique bari na ay région yoo xam ne ak zone yoo xam ne jigéen ñaa koy jiite lu amul ci beneen société ci àddina bi. loolu moom sunu valeur dem nañu ba nga xam ne tey boo jëloon rek tey jii ci sunu Sénégal gii village boo xam ne dañ ko sos. wala ville boo xam ne dañ ko sos boo ko xoolee kañ ko sose jigéen lay doon. mboose kumba jigéen maam kumba bang kumba làmb et cetera. ça veut dire que jigéen dafa am cër. toujours dama koy wax. suñu jëlee sunu mbokk murid yi nga xool tey dama naan boo ñëwee ci mbedd mi koo ne mooy yaayu Serigne Touba ñu ne la maam Jaara Buso waaye laajteel papa loolu moo lay won ni jigéen dafa am doole ci suñu société. diine l'islam nag man loolu moo doon sama cër looloo ñu ma daan jotaleeg sama xarit ba dem si yàlla que yàlla na yàlla seddal ay yaxam ci suuf sii di Lamine. mooy islam ci boppam boo ko gëstoo ba gëstu ko man gisuma loo xam ne nii war na mën a teree jigéen jëm kanam. loolu moo tax ma gis ne lii jigéen ñi di demander. et puis nag développement Sénégal ci la sukkandiku. ndax su fekkente ni da nga bëgg a dem autosuffisance alimentaire te di jigéen ñi du ñu am tool bay comme góor ñi ni ñuy bay. autosuffisance alimentaire boobu doo ko am. parce que téeméeri nit yoo jël juróom fukki yaak ñaar yépp ay jigéen lañ. tey gis nga jigéen ñi liggéey problème yi ñuy jàmbat ci lañ koy mën a war a fegoo par exemple jigéen buy dem di liggéey. du fi nekk rek maa la day taali du jur di teg. jigéen buy war a mën a dem di liggéey. dana toog la muy liggéey bu ko jariñoo dana ko dugal ci njabootam dugal ko ci këram dana dem sax ba borom këram ma ko ciy dugal. kon nag loolu moo tax li ñuy xeex nii nekkul xeex boo xam ne dañ koy xeex. parce que dañoo bëgg ay droit des na nag. par exemple parrainage bi moom dafa ñëw rek bale yi jigéen ñëpp. xam nga loolu moom amul jaaduwul. waaye tamit dañu war a def nag Sénégal nag ci côté boobu avancement bi des na wax dëgg yàlla. waaw maintenant xëy na fi problème de compréhension rek la am na ñu ne war ngeen jot seen àq naam mais dafa am ñu ko gisee mbiram moroom ak moroom xam nga góoru Sénégal moom dafa bëgg kilifteef bu ñu ko di yóbbu ba ci moroom ak moroom rek xëy na la problème di am waaye def naa ne ku ne war na mën am place am ci penc mi te du yàqal kenn dara. waaw ay droit la rek. xam nga affaire bi affaire droit la. par exemple dama dégg Ousmane Sonko. tey moom bu ma doon débat ak moom ci loolu mu ne. moom su faloo rek
day yokk congé de maternité yi jigéen ñi dinañ toog juróom-benni weer dootuñu liggéey. ma ne waaw mais bu ñu toogee juróom-benni weer dootuñu liggéey mbaar ëllëg duñ ñu wax jigéen ñi nañ toog ci kër yi yar xale yi. parce que problème bi mooy foofu la nekk c'est-à-dire il faut ñu reconnaître jigéen ñi dañu war a nekk liggéey nekk ci espace public bi am seen wareef am seen cër. ça ne veut pas dire que da ngay ñëw ci kër gi cofental sa jëkkër wala nga ñàkkal ko fayda déedéet. da ngay ñëw Ousmane Sonko fi muy waxee mooy que dafa nangu ni aussi anatomie góor ak jigéen du benn loolu yàlla moo ko def góor wasinul ëmbul juróom-ñeenti weer wasin ba mati congé donc moom foofu la waxee. boo demee pour bàyyi leen ci kër yi rek. ma ne xam naa wax ji fu muy jëmi ëllëg. waaw mais baal ba mu teew fi kon bu ngeen di débat bu Ousmane Sonko teewagul voilà allez-y professeur waaw xam naa wax jooju fan lay jëmi ëllëg donc moo tax ma attiré ci attention. c'est-à-dire góor fu mu war a amee jigéen fu mu war a amee congé maternité. góor war na fa am congé paternité. ndax bu jigéen am na liggéey yoo xam ne jigéen di ko def jigéen di ko def liggéey yooyu bu ko jigéen dee def góor war na ko mën a loolu moo am dans les pays développés dañu bëgg développement wala bëgguñu développement su dee dañu bëgg développement droit yi dana yem. mais dañu bëgg développement mais wéer ko ci sunuy réalité socio-culturelle suñu dëkk yëpp nag nii gis nga dëkk yooyu nga ñuy wax naan léegi ay occidentaux lañu. foofu moom patriarcat jigéen sax daawul ngang dañ daan jàpp jigéen di ko tëj. bàyyi buñ ca bëggee génn. lañ dox jigéen cëram xam nga Rwanda tey ñëpp a ngi wax Rwanda. xam nga lu tax Rwanda développement bi am ba ñëpp jël Kagame def ko référence. parce que ba guerre ba amee ak génocide ba dañoo rey góor ñi mooy dal aussi Afrique du Sud. góor ñëpp dañ leen exilé jigéen ñee daan jàng. tey jigéen ñi fi des ñoo construire tey Rwanda. gis nga Europe lu tax ñu jox jigéen ñi droit de vote au lendemain de la deuxième guerre mondiale France ba ñu génnee ca guerre ba. góor ñi dee jigéen ñi nekk fa ca lañ leen jox leen droit yu bëri ca la ñu développé seen dëkk yi. loolu mooy problème bi jigéen ñi tey bu ñu leen joxee li ñu leen war a jox tey jii. émergence bi président Macky Sall di wax danañ dem émergence. waaye nag tant que joxuñu ko jigéen ñi. émergence bi moom day defar ay taleem ak ay raayam rek. waaye émergence bi nga xam ne ci doomu aadama yi la war rek. nañ ko jox jigéen ñi waaye bu tax na ñu décimer ay góor ñi kam professeur Macky Sall mbaa defal na dara jigéen ñi Sénégal ndax Abdoulaye Wade dafa ko tuddee ñu ne à parité. parité Abdoulaye Wade boobu de moom xam nga ko rek Abdoulaye Wade moom politicienne. waa président Macky Sall je crois que ci li mu liggéey. moom sensibilité kii la am nu mu tuddati sociale. c'est-à-dire ci li muy liggéey. jigéen ñi bari na lu mu leen ci comme CMU beeg. bourse familiale yeeg. c'est-à-dire moom li ko obnubilé ci sama gis-gis. mooy pauvreté bi. ak inégalité yi. ak inégalité yi. ba tey tamit loolu bu ñu ko réglé. réglé waale nañu problème mu jigéen ñi. wax dëgg yàlla te it appliqué na ñëwul aussi remettre en question parité bi parce que boo xoolee assemblée nationale quand même appliqué nañ ko vice président yeeg ñoom seen yépp appliqué nañ ko. waaye fi ñu ko appliqué wul mooy ci ay gouvernement yu mel noonu. léegi nag moom cëram la nag d'abord il est jeune. ensuite dafa war a moderne la ñuy xaar ci moom. léegi nag modernité boobu ak jeunesse boobu dafa war a reflété wu nag ci lépp lu muy def. lépp lu muy def léegi dafa war ne ndax place su jigéen ñi lan la. bu ko waxul tamit mu gëstu ko xool ko ba xam ko. te buy promouvoir jigéen aussi bu ñuy promouvoir ay jigéen alibi. c'est-à-dire nañ promouvoir jigéen ñoo xam ne nii wóor na ko war a yàlla ni ko jigéen ji mu promouvoir kii fa mu ko teg war na ko fa teg. justement moo tax ñenn ñi léeg-léeg sax naan ay parité non kon nañ jiital compétence. man du ma waaye loolu yëpp mën na nekk gis nga nag fu ñu mënee amee 10 góor yu compétent. mën nañ fa am 20 jigéen yu compétent. xoolal ci école bi rek tey. soo jëlee école bi tey les meilleurs résultats fii yee ko am. dans toutes les filières te xoolal entre 1960 ak léegi 1960 ba ñuy indépendant ay ñetti jigéen ak ñeenti jigéen nga doon gis biir université. ñuy jàng mooy tey ñi ngi doog a dem retraite ñoom Fatou Sow ak ñu mel ne Henriette Diabaté wala ku mel ni Madeleine Dewey Senghor ñooñu dañoo daan jàng ci université bi. tey xoolal biir université bi dans toutes les facultés dans tous les domaines. soo jëlee lii Mariama Ba ak feneen ak feneen kon nag. jot na nag léegi ñu jox non seulement jigéen seen cër. waaw prochaine fois. defe naa après Macky Sall nag yaakaar naa seen. mais ñoom it nañ ko jigéen ay nekk président nañ ko nangoo jël waaye féetewu animation beeg piis yi ak sabar yi rek tamit servir le Sénégal ma ne suñee bañ a wax. professeur servir le Sénégal yan mooy domaine de compétence ak luy njariñ li. man de gëm naa ni su Macky Sall amee deuxième mandat. servir le Sénégal joué na ci rôle bu mag a mag. wax dëgg yàlla. bëri na nag. lu muy def bari na ñu mu jàppale. ci wàllu faj ci wàllu xeex ndóol.
ci wàllu goo mënti xalaat rek sutura doomu aadama bari na lum ci def. Marème nag dëgg neex yàlla moom sénégalaise la comme sénégalaise yi nga xam ni ñooy sénégalaise yi ëpp ci sénégalais yi lépp lu mu am suba ba jantu so delloo na ko ci nit ñi. loolu moo tax aussi bu di nga gis ñoo xam ne dañ la naan man de Marème mooy tax ma voté Macky Sall bari na fi. te moom dafa ciblé moom dafa am ñu mu ciblé par exemple dafa ciblé néew ju doole yi fekk ñoo xam ne nii dañu nekk di liggéey boo xam ne xaj na la muy rapporté bariwul mel ni kuy jaay mango wala yu mel noonu mu dem jàppale leen. ne leen ngeen am capital pour liggéey. nit feebar ba amul lu mu fajoo mu yóbbu ko dem faji ko. wala mu indi ko. Servir le Sénégal moom li mu liggéey tey bu ñu ko xayma woon. waat naa ko ci yàlla ni bariwul ñu ko ëppalee lu mu liggéey. fu koppari jóge ak ndax gestion bi leer na. yaakaar naa ne li ci ëpp jëkkëram moo koy jox. gis nga dañuy wax caisse noire yeeg léeg laa. waaye lu mu am moom Macky Sall. jaare defe naa politique sociale am li ci ëpp daf ko jaarale ci jabaram Servir Sénégal. moom moo koy jël. Marème nag ni du def fundraising. du ñaan kenn. waaye nag tey yow Alaaji Assane boo amee sa moyen ñëw ni ko dama la bëgg a jàppale wutal naa la ay lalu hôpitaux wala lii wala la da koy jël yóbbu ko. bari na même ci hôpitaux yi nii hôpitaux Ndakaaru yi ñu mu jàppale seen plateau technique. bari na ci hôpitaux Ndakaaru yi ñu mu wutal matériel. bari na ay prise en charge yoo xam daf ko jëlal néew ju doole yi wala yenn saa yi day wàcc ci hôpitaux yi fekk ñi accompagner malade yi du ñu am mu jàppale leen ci li ñuy lekk li ñuy naan wax fa dëgg a neex yàlla. nekkul ne li muy nguuru jëkkëram daf ci nekk di profito di ko jënd ay takkaay wala da koy jënd ay yére yu rafet di ko sol li mu am xam na ni lii boo ko deful jëkkëram du faluwaat fa la jaar nag def na ko jàppale na nag jëkkëram bu fu jàppale di ma sa di ma ne yem loolu moom mën naa ko seet convaincre xam nga Sénégal nag moom boo fi waxal lu baax nit ñu ne doon na géwëlam man de man moom kenn saxaluma leen kenn xam nga penn moom amul lu mu ragal wala lu muy bu ko def bu ma ko gisul woon aussi du ma ko wax ban influence la am ci borom këram bu dee am na wala man nag gis nga Macky Sall nag maa ngi leen di xamal leen pouvoir am bi bokk ko kenn loolu rek laa bëgg ngeen xam ko waaw. professeur RFM mu ngi lay gërëm baax di la sant. jërëjëf yaakaaree ni pouvoir am bii daal daf ko jël jox ko keneen. ay juum ngeen. même mënu si wax na ay faucon yee koy def loo nga wax loo. wala benn bokk yaakaar dina déglu nag nit ñi dina leen déglu mais nag je crois qu'en dernier ressort c'est lui qui décide. mais ak benn bokk yaakaaram gu diis gi naam alliance la bu ko yóbbu ci ndam waaye yaatu na macha allah ci diis lool. dinañ ci xam dara ci fan yii di ñëw. jërëjëf professeur Penda Mbow la ñu àndaloon mbokk yi seen émission yoon week RFM historienne la jiite mouvement citoyen di conseillère ci présidence de la république moo nekkoon suñu gan ci seen émission yoon wi ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah. yaay le samba dogata ay le jàmm beddo wala samba glay